macha allah imam wax na ko nee na c'est nous dans nous kon tey waa kër gee dalal waa kër gi Fatou Diouf dama lay daal di bàyyi nga dalal sa gan laataa ngay dugg ci waxtaan wi. waaw ku ñu fekk ci plateau bi Fabel di Mouhamed Khalifa Arabi Niass donc comme ni ko Oustaz waxee rek ci kër gi la. ñu bàyyi la nga nuyoo sëñ Mouhamed Khalifa Arabi Niass. macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. ñu ngi am mbégte bu baax. di sant yàlla. alhamdulilah di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. gën ji julli. rawatina ci bisu àjjuma bi di ziyaara njëkk ñi nekk ci plateau bi. di jaar ci ñoom. di ziyaara ki nga xam ni moom la yàlla teg ci kër gi suñu rak di kilifa bu mat kilifa di Seyd Mouhamadul Hafiz Niass. di ziyaara Oustaz Assad Diouf ak asatis yi fi nekk yépp rawatina suñu mbokki bopp Seyd Mouhamadul Haadi. di jaar ci ñoom it di ziyaara mboolem xulafaaw yi xalifa yi ci Sénégal yépp di leen beral nuyoo di ziyaara Seyd Mouhamadul Hafiz Sy ndax mooy taawu Seyd Ahmed Iyane Sy mii nga xam ni moom la ñuy wax tey di jaar ci moom di ziyaara mbooleem yarteefu Serigne Ahmed Iyane Sy yépp ñu seppi ci rek ñett muy Mourchid Ahmed Iyane Thiam mi nga xam ni macha allah ñëpp xam nañ ko ak suñu wayjur Cheikh Mouhamadul Ahmed Khalifa Niass mi nga xam ni paleem bi sax Ahmed Iyane la ko tuddee te loolu nit ñi xamuñu woon lu waral loolu ñetteel bi mooy suñu wayjuru bopp di imam Cheikh Mouhamadul Arabi di ko ziyaara bu baax di ziyaara mboolem xadaraat yi nga xam ne ñoo nekk ci mboolem Sénégal di ñaan yàlla jàmm bu baax jërëjëf Arabi Niass donc Oustaz Assane Seck comme ni ñu ko waxee woon ñuy waxtaanee ci Mourchid Ahmed Iyane Sy donc Oustaz Ousmane Niang di bind benn téere dippee la dimension littéraire de Mourchid Ahmed Iyane Sy. Pourquoi donc dimension littéraire de Mourchid Ahmed Iyane Sy ci ban dimension nga ko mën a donc saytoo pour expliquer ñu kan mooy Mourchid Ahmed Iyane Sy. tabaarakallah maa ngi am mbégte bu baax. beneen yoon ci jataay bi rawatina ki ñu ko séqal Mouhamed Khalifa Arabi Niass ak mboolem ñi ma jàkkaarloo suma xarit Oustaz Souleymane Diaw nga xam ne émission bi passé ñoo fi daje lu rafet juddoo ci macha allah te ku rafet moom lu rafet rek mooy génn ci moom yaakaar naa ne sëriñ bi ku dégg nuyoom xam ne toog na palaasam toog na jataayam mi ngi ci biir këram comme ni ma la ko waxee woon soxna Fabel c'est nous dans nous rek c'est nous dans nous et émission royukaay nag yàgg nañ ci waxtaanee nit waaye jëmm ji nga xam ne moom la ñuy waxtaanee tey ci lañ bind téere bi ngeen di gis al bu'd al adabi min hayati Mourchid Ahmed Iyane Sy la dimension littéraire de Mourchid Ahmed Iyane Sy wax naa leen sànq sama xarit boobu bi ma ko yónnee annonce bi daf ne moom li ko jaaxal lan moo tax génération tey Sénégal am nit ku réyee nii wàllu woo jël ci liggéeyal diine muy jàngale wax na ko muy yar ndax ñim fi tudd ne yar téefam lañu wax na Mourchid Ahmed Iyane Thiam bokk ci arabisant yi def ENA nekk dans la diplomatie sénégalaise siiw ci wax na Ahmed Khalifa Niass nga xam ne barki démboo njaay bu ko université sénégalaise ak africaine sargalul université tubaab yi ñoo ko sargal jox ko doctorat honoris causa te loolu jëm yi gën a mag yi gën a ràññiku ci adduna kese lañ koy jox te ma leen di wax ne ku am chance toog ak Ahmed Khalifa Niass te nga xam ne xam-xam rek ngay xoolee nit da ngay xam ne honoris causa boobu lu tuuti la ci lu mu yayoo tey amul benn discipline scientifique booy jël boo jëloon tey astronomie am na ci niveau doctorat boo jëloon physique am na ci niveau doctorat boo jëloon linguistique am na ci niveau doctorat am na téere bu mu bind ci làkku wolof
ak làkk yu mel ni espagnol ak portugais ak yëpp ci façon boo xam ne yow daf lay jaaxal daara ji am na nit ku nekk te ñu leen formé mooy jëmm ju nu mel kon mën naa la wax ne ay doctorat honoris causa yu bare bari la dajale waxuma la ak dégg làkk yu dul jeex ak sharia léegi loolu lépp nag ci ko liggéey mooy bokk na ci jëmm ji ndax nee na ci yarteefam la bokk muy Mourchid Ahmed Yansi kon buñ doon dundam wàllu yu dul jeex la xëy na ki bind téere bi nekk bokk ci yarteefam muy sunu mag ñu ngi koy nuyu mu dëkk Ndar oustaz Ibrahima Niakh Ousmane Niakh nga xam ne tey moo fi waroon a teew ndax moo bind téere bi nekkoon ci ñi Mourchid Ahmed Yansi gënoon a jegeel boppam defoon ko genre secrétaire particulier am nga xam ne mboole poème yu yéeme yim daan taalif yëpp moom moo ko daan bindal moo tax imam Assane Seck ci wàllu dimension littéraire bi ngay wax noonu ci wàllu poésie nga xamante ne moom lañ ko ràññee ñu bëggoon ci ban fànn la doon bindee wàllu littérature macha allah laaj nga laaj bu am solo gis nga moom littérature yàllaa ko ci mooñ da nga xam ne amul benn wàll ci wàllu littérature te nga xam ne moom bindu ci li tegtale ne yàlla ko ci moom mooñ à l'âge de 17 ans kon mooy jamono ji nga xam ne suñu xale yi tey tekkeeguñ ci dara ci la njëkk a def poème bu yéeme 17 ans à l'âge de 17 ans def ko en arabe wan ko papam encouragé ko keroon nag le départ poème si lan ci lépp lu aju ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim ci bind kenn xamul nu mu toll am na benn waay boo xam ne daf ko doon tagg mu ne ko li nga def ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam de ki doon woykatam muy Hassan ben Saabit yow sax jàpp ne yaa ko ci raw allahu akbar kon naka noonu boo ñëwee mboolem loo xam ne littérature arabe la mooy lu ñuy wax al wasfu mooy description maanaam jël benn mbir di ko mellal ba nit ki bu ko déggee day kontaan nga def ci figure de style yu bare li ñuy wax figure de style yu bare def ay hyperbole ay prose ay yu nekk yooyu yëpp bind na ci te boo ñëwee da nga ko fekk ci téere bi mais yemul ci loolu moom dafa defoon poésie mu nekk un instrument de combat lim daan jàngale yëpp doon na wax ne même si l'évolution du temps a rendu mon épée inefficace je vais user pour la remplacer de ma plume et de mes écrits suñ demee ba nga xam ne tubaab bi tey ñoo ñu ëpp ngànnaay ëpp ñu xarala ba buñ jaamaarloog ñoom boo tuxul mën nañ ñuy faagaagal mu ne am na lu gën a efficace loolu muy xam-xam ak xalimba ak bind man loolu lay jëfandikoo bind ci lu dul jeex unité africaine bi tey ñuy wëy bind na ci lu dul jeex doon na wax ne tribu yi nekk Afrique yëpp suñuy sëriñ si Cheikh Ibrahima Niass li mu liggéey ak Cheikh Ousmane Dan Fodio ak ñeneen ñoo bennale giir yooyu ci Sénégal ak ci Ghana ak ci Nigéria ak fu nekk comme ni nga xam ne alif ak laam noonu la ñu àndee ci làkku arab xoolal ma wax ju rafet jooju noonu la taggee mboolem marabu yu nekk Sénégal muy maam Cheikh Ahmadou Bamba muy maam Alhaji Malick muy Cheikh Omarul Fouti maam Alhaji Rawane Ngom bi ñuy inauguré jumaam ja def na fa poème bu yéeme bu ànd ak kasfu mooy yàlla wan la loo xam ne ñëpp mënuñu koy gis nga pont Ndar bi bañ koy inauguré yoon bu njëkk bi def na fa poème bu yéeme boo xam ne papaay kii moo ko liir mu ngi ci biir livre bi ak yeneen yu dul jeex kon dimension littéraire am man gisaguma ku làmboo ni moom ci côté bind macha allah ci bépp ak gàttal Mouhamed Khalifa Arabi Niass waaw nga wax ñu ci li nga xamante ne moom mooy dimension littéraire bi ñu wax ci Mourchid Ahmed Yansi
waaw Mourchid Ahmed Iyane Sy nit ku multidimensionnel la. nit ku personnalité bu complexe la. macha allah. soo ko mënta découvrir ci biiram ndax yeggoo fa da nga koy liiree à travers ñim yar ñi jaar ci moom ndax dafa am ay fils biologique mais fils spirituel yi ñoo ëpp sax fils biologique yi ñi mu yar mu taxaw ci ñetti dimension ci léppam mën nañ ko cee liir muy dimension xam-xam ak diine ak dimension politique pas politicienne dimension politique beneen bi mooy dimension sociale économique et sociale ñetti dimension yooyu moom la doon dundee au quotidien te loolu li koy firndeel mooy ñi jaar ci moom li mu wax léegi ci 17 ans bi mu duggee armée dafa citoyenneté am daf koo dund ba mat ci jamono booba mu war a dugg armée dem servir Kaolack bi mu demee Kaolack xam ni fii xalifatul xaaji Mouhamad Niass di way juru suñu baay particulièrement Sidi Mouhamadul Amin yal na yàlla doole leeram amiin dafa dem ziyaara ji ko ndax daan na dégg baayam di ko wax ak alaaka bu baayam amoon ak mag ñi amoon ak moom bi mu demee ci bunt bi comme kër kilifa rek ah léeg-léeg ñu ni la sëñ bi dafa jàpp wala doo dugg mu sukk ci saa si soldaar soltani bind ne kul lil xalifati abqa allahu xurmatahu bi anna shaairahu bil baabi qad waqafa yabgi ziyaratahu summa duaa lahu wa an yujaddida anhum baynahum salafa maanaam soldaar bu soltani ñu jël kayit gi yóbbul ko góor gi mu liir ko ni déedéet ñu ne ko tënni la solde mu ne waaye kii du soldaar na dugg pour wax la léppam expression yëppam ci poésie la ko daan def Mourchid bi nag fan la jóge waaw Mourchid bi mooy wax nañ ni dañ ko tuddee dañ daan def concours naar yi dañ daan ñëw ci foofu ci mbaa dafa amoon benn place publique bu xëyaan ci foofu lay toog ñëpp di ko fa fekk diaspora Saint-Louis bi intellectuel yi ndax Ndar moo doon capitalu Sénégal te ñëpp dañ fa daan wuti ñii di jàngi ñii xamuñ fa ay nit mu nekk nit koo xam ne nag gannaaw bi mu defee armée mag léppam ñëw toog di jàngale nit ñi di wéccee di waxtaan lépp lañ fa daan waxtaane comme ni ngeen di def nii rek ñii di waxtaane sport ñii di waxtaane économie ñii di waxtaane dëkk bi ñii di waxtaane li xew ci parce que booba journaux yi avions yi ko daan indi naar yi di def affaire concours ci wàllu poésie bi ñuy def concours bu ñu paree ba defar ba pare ba ñëpp pare mu ni mën naa def ñu ne ko ah yaay arbitre de waaye mën nga def mu def benn bu defee rek naar yi dañuy bëgg a xotti seen bos ba pare corriger ñoom seen bos ñenn ñi ne loolu moo tax ñu tuddee ko ñenn ñi ne déedéet naar yi tuddee ko muy benn ñeneen ñi ñëw dëggal ko mooy ñim daan jàngal parce que moom dafa am lu mu doon dund loo xam ni daf daan def samedi bu nekk ñi nga xam ni jànguñ ci wàllu diine ci wàllu arabiya wàllu lislaam di ay fonctionnaire dañ daan ñëw weekend bi daf daan def ay diine samedi suñ ñëwee di laaj ay masala di ko laaj ay masala kon média su doon wax tey ji ma ni média la yore woon ñuy laaj ay masala di laaj ay waxtaan di laaj ci wàllu xam-xam mais su leen tontoo ba ñu satisfaire ba pare dafay jël loolu def ko poème tontu ko pour ëllëg kuy laajati war a ñëwati ëllëg di laaj moom poésie moo doon moyen d'expression am jooy na ci dem na ba défendre ci droit des animaux ndax romb na nit muy dóor fas di ko dóor lu bari ci saret mu bind ci wax ci li nga xam ne mooy droit des animaux daan na defit lenn ci dimension sociale am ñu ni këram dafa bëri woon kër gu rëy la yor boo ko gisee kër gi bat na presque 500 mètres ci guddaay ak yaatuwaay yàlla def njaago yi ñi daan nekk foofu di liggéey nga xam ne ay doxandéem lañ dañ fa daan nekk buñ fa nekkaan suñu liggéeyee fa la ñuy fanaan si mu leen di yore leen yore ñëpp ñiy jàng école ñiy jàng français ñiy jàng yàlla def képp ku nekkoon ci ronam rek barke nga tey macha allah léegi nag ñoo benn bis rek njaago yi dajaloo bañ bëri rek ñëw ne ko ñun de dañoo bëgg a tuub mu woowaa kër gi ne leen mbaadu dafa am ñu nekk ci kër gi ñu leen forcé ne leen su ngeen tuubul da ngeen di génn ñu ne ko mu ne leen ñu ne ko déedéet li tax ñu bëgg a tuub mooy dañ gis lu ëpp 20 ans ñu ngi fii ñëw suñ bàyyi nekk nañ fi ba décédé
suñu maam yi sët lépp fekkante nañ fi te mosoo ñoo woo ci li nga nekk te yow yaa ñuy defal bis bu set ñu gis ne li nga nekk baax na te comme dañ waxtaan suñ biir ñun ba d'accord ñu ni daal nañ ñëw fekk si la ci li nga xam ni moom nga nekk ndax li nga nekk ba mu jural la aspect dimension bii daal loolu lu war a baax lay war a doon donc pour wax la nit la woon koo xam ni ci wàllu politique li wax na ko maréchal Pétain comme duggoon na armée bi mu gañee guerre bi dafa def benn poème def éloge moom dafa libéroon waaw dafa libéroon bëggoon nag diine ji nekk benn wëy na def na ay xasida suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba def na ko ci suñu maam Cheikhul Hadji Malick def na ko ci Seydi Babacar Sy ne lépp luy wilaaya di maye ci kaw asamaan ak ci suuf am na ko autorisation la ci yore di ko joxe donc kenn ku ci nekk su waxee ci moom rek da ngay jàpp ne kii moom taalibe la te li mu doon wane mooy nangul nit ñi li nga xam ne moom lañ am dafa dund nag ci ñetti génération mooy génération mag ñi samp li diine l'islam dund ci génération ñi nga xam ne ñoo ko mag tuuti di ay baayam wala ay magam lu ëpp ñaar fukki at ba pare gunge loolu yëpp mu jël ko gunge ko génération bi tey jii mi ngi bokkoon ku amoon personnalité la nit ne mës na ñëw sama waajur sëñ Mouhamadou Arabi moo ma ko nettali ndax bokkoon na ci ñi ko daan bindal daan na ko wax ne ko 4 heures du matin su kii bi ñëwee inspiration bi ñëwee rek ndax fi mu dëkkoon soriwul moo ko sàkk woon sax ne ko bul dëkk fu sori bu ko defee comme professeur arabe la woon nekk conseiller pédagogique fexe woon ba fédéré mboolem professeur arabe yi nekkoon Saint-Louis ñi nga xam ne ci këru diine yi lañ jóge ak ci guddi ñuy ñëw foofu di waxtaan moom dafa fonkoon xam-xam mu créé benn milieu boo xam ni nit ñi dañuy discuter ci lépp nag amul tabu ñooñu sax ñoo mujj yar ay doomam ndax ñoo mag ay doomam di ay doom spirituel am ndax taawam Mouhamadul Hafiz Sy wax nañ ni Mourchid Ahmed Iyane Thiam la ko dénk à l'âge de 16 ans fu mu mës a dem ci réewu arabe bi moo ko fa yóbbu bokk na ci dimension am pour firndeel ko rek rakkam mu tuddee ko Seydou man suñu maam Alhaji Malick Sy moom moo jëkk a nekk ambassadeur u Sénégal Arabie Saoudite ci nit ku ñuul d'accord waaw rakkam yëpp sëñ Moustapha Sy topp ci maam Boubacar Sy topp ci ñoom ñëpp ay ambassadeur lañ tey li ma wax rek xoolal ñim yar nit boo bëggee xam dimension am te mënoo faa àgg da ngay xool ñim yar suñu waajur sëñ Mouhamadou Arabi tey ma nga macha allah Ndar la nekk 37 ans di ko gunge ba mu génn àdduna daan na def it dimension daf daan yar nit ñi àjjuma bu jot daf ko daan woo mu ñëw mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom Ousmane Niang ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ñu ànd dem ci armeel yi bu ñu demee armeel bu ne mu taxaw fa nee na sëñ bi nee na benn bis mu ne ko mais lan moo tax yow soo duggee ci armeel yi mënoo ñaan rek pour ñëpp fu ne dem fa taxaw mu ne ko arabe la ko daan woowee mu ne ko yàlla dafa am ñoo xam ni waxul boppam de dafa am ñoo xam ne may na leen suñ duggee ci armeel yi gis nañ ñi yeeyoo ñaan ñu nekk ci difficulté ak ñeneen nit ñi nag dama leen xam ci dëkk bi laa dëkk ñu may woote mënuma leen a romb moo tax fu nekk ma fay taxaw donc pour wax la rek multidimensionnel bi laay dëggal di nga xam ne moom la oustaz wax moom la wax ci livre bi moo tax ñuy remercier Ousmane Niang oustaz Ousmane Niang macha allah moom it nekkoon fa demoon na ba ñuy jàng majalis ci yi nga xam ni amuñ accès ci école bi dafa tabax benn classe ba léegi ma nga fa dafa tabax benn classe ci biir kër ga def fa ay table banc woo professeur arabe yi ne leen dee leen ma may 2 heures de temps par jour ñuy mettre à jour moom mii fa la jàngee ci loolu la bokk di jàng di toog ci suuf di jàng ci table pour mu mettre leen à niveau ñoom ñi daan jàngale arabe nekk inspecteur pédagogique ñoo leen mujj formé ci ñuy wax volontariat tey ñoo leen formé jàngal leen def leen instituteur ba tey jii am na ci ñoo xam ne am na ci koo xam ne bokk na ci ñi préfacé livre bi docteur Mame Cheikh Diouf professeur la université Saint-Louis loolu macha allah bi am na solo vraiment noo mën a jàngatee parcours bi nga xamante ne wax nañ ko ci Mourchid Iyane Ahmed Sy waaw macha allah yal na yàlla yokk leeram amiin yal na yàlla taas ñu ci barkeem amiin ku ñu xam la nag ku ñu xam la ndax mag ñëpp da ngay dégg ñuy prénoncé di tudd turam waaye départ wax ji ci la ñu tënk kan mooy góor gi ci zahir parce que ki ñu dégg moom aalim la bu kenn dul werante ki ñu dégg aarif la bu kenn dul werante ndax am na loo xamante ne oustaz mi ngi koy nettali sànq ku mu nekk ci yow rek am na ñu yëg-yëg ni egg nga ci pays ba te junñu nga ko ci say biiru waxtaan jàngat bi bari na
soxna Fatou. mais ñoom dañoo départ rek wax ñu kan la kan mooy góor gi. ndax baatu mursid bi leeral nga ko. ndax xam nga ni mursid kenn du ko wax ca moom. mursid ku eggul ci yàlla duñ la ko wax. mursid koo xamul demul ba yëg-yëg boromam. ba am fu mu toll nga xam ni naanam boromam la. lekkam boromam la. yëgam boromam la. doxam boromam la xalaatam yàlla la. ku eggul ci dimension bi doo ko mën a xam. kon bi ñu départ rek ni multidimensionnel la. ci la ñu tënk mboolem rek jikko wala caractère wala personnalité. wala dignité boo xamante ni doomu aadama dina ko incarner. ñu am respect ci moom. macha allah soxna Fatou. invité nga gan yu jar a invité. am na solo mais juste ñun dañ ciy jàngat rek liñ naan avant pendant et après. parce que bu ñu dégloo sunu imam bi mi ngi koy wax sànq. bokk imam Seck bokk na ci gunge mag ñi nga xamante ne bokkoon na ak ñoom dundin. niki noonu ñi nga xamante ne magoon nañ ko tuuti ba génération bu mujj bi nga xamante ne bind na bàyyi fii mu mel ni lu am solo la ci mag ñi tout le temps dañ doon faral di bind. et bind boobu tey moom moo andi tey ku ko xamul woon tey ci suñu génération gi ñun bu ñu jàngatee livre bi nga xamante ne andi ngeen ko fi tey dinañu am ci moom dinañ xam moom mooy kan. waaw livre bi maa ngi delluwaat sama waajooju daf ma wax ne ma li ko jaaxal moo tax génération tey bi xamuñu ku mel ni ndax jàngookaay bu rëy rëy la ci wàll yëpp même mi ngi wax association yi milité en faveur des droits des animaux wax na poème bi mu ci def mais dafa def loo xam ne man li ma jàng ci littérature arabe yëpp mosuma ko gis benn wundu bu dee mu def ci moom ce qu'on appelle un poème d'élégie bu yéeme di waar nit ñi dans un sens philosophique très 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 profond ci lan mooy dee ci kéemaanu dee ci dee naka la ñu war a waaree mu ñëw ba ci wund wi mu ne muus waaw hélas de la mort d'une chatte pour ses chatons. Elle nous a laissé des petits qui se sont dispersés après sa mort avant de se calmer. mu ne lu yéeme ngi nii lu daw yaram a ngi nii. wundu wu jigéen wi faatu muus bu jigéen bi. mu def ci benn figure de style bu yéeme. mu ne ci misaal bi mu demee ba yëg ne day loolu bu ma ko liiree rek sama yaram day daw damay jooy bu may jooy sax du ma ko tey bi mu demee bay waaj a faatu mu ne dafa dajalee doomam yu ndaw ñëw ci benn kër dëkkandoor bàyyi leen ko fa mu mel ni comme ku ko bëgg a wax ne ko waay sama njaboot gu sew gaa ngi nii bàyyi naa la sama njaboot gu sew gi bu leen négliger ndax ak dëkkandoor dañ ko war a sàmm wala passage boobu moo ko liiree damay xalaat bëri na ku fi jóge ko bàyyi fi njaboot gu sew dénk ko mbokk dénk ko dëkkandoor dénk ko xarit wala leneen waa ndax ba mu fa jógee ko sàmm nga ci waroon a am na ko ci kon loolu boo jàngatee dunda man gisaguma ci littérature arabe ba littérature arabe daj ku ci mos a def lu mel nii macha allah bind dafa am solo amul dara looy xalaat loo xam ne bindu ci livre balaa ngay xam culture nit nga liir bindam livre boo ko liiree da ngay gis loo xam ne Liban lay wax nga gis loo xam ne Égypte lay wax nga gis loo xam ne réewu Oman lay wax nga gis loo xam ne Kaolack lay wax nga gis loo xam ne Fuuta lay wax nga gis loo xam ne réewu Awsa yi lay wax wala dimension wu nit ki kon livre bi mu ngi nii la dimension ñi édité ko ci Harmattan ñoo ko mool ku ko soxla prix bi 10 000 francs lañ koy jaayee voilà léegi aussi livre encouragé ko jënd ko baax na ci trop kon incha allah dinañ ci profité ci émission bi wan ko ñëpp ñi teewoo ko am ko daal buñ ko amee daal danañu wax li waajooju waxoon li ko jaaxal lu tax kii xamuñu ko ku jàng livre bi nag da nga ko xam kon ñu ngi leen koy wan di leen ko présenté bu baax solo Fatou Diouf waaw li ba boon bëgg a wax rek mooy
dafa liggéey ci politique ci réew mi. mi ngi incha allah mi ngi ñuy wax ne ñu waxtu wi jeex na tàkk. am naa juste rek di imam dañuy am juste temps wu tàggatoo def ñëwaat fi incha allah. nga xam naa ne livre bi li duuf ci nag bi. xajul ci cin li olof ne déedéet da cee xajandoowul waaye dañ koy pàcc pàcce. kon dañuy dem ñëwaat incha allah. ñu jaajëfal leen bu baax a baax. jox la rendez-vous incha allah du yàgg dara. ñu ñëw wëyal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. alors Fatou Diouf Faye ñu ngi lay jaajëfal yow it. waaw Fabel di jaajëfal bu baax sama invité yi di jaajëfal rek ñi nga xamante ne ñu ngi doon suivre di waxtaanee lu am solo xam naa mooy li ñu ko waxee rek ci beneen jotaay incha allah ko gën a approfondir du yàgg incha allah xanaa di sant di gërëm rek ci invitation bi di wax ni poème boobu may wax rek